yoon la cim réew yorin wu nekk tege ci yoon wi ci rajo Futur Média alxames bu nekk 15h30 16h30 Alaaji Assane Gueye di ci dalal ay kàngam ñuy waxtaan jëme ci wàllu société wàllu politique wàllu culture wàllu sport lépp ci yoon wi ci rajo Futur Média alxames bu nekk 15h30 ba 16h30 ak Alaaji Assane Gueye. mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di rafetlu bu baax seen ànd ak ñun RFM ni ñu ko baaxoo alxames ju ne ci waxtu wi ci kàttanu borom bi ñu àndaat ak yéen seen émission yoon wi ñu ngi dalal tey monsieur Khalifa Diagne mooy chef département gestion des cités universitaires et de la vie estudiantine sëñ Diagne ñu ngi lay ziar rafetlu bu baax teewaay gi. maa ngi delloo ziar Assane di la fay di nuyu auditeurs RFM yëpp. jërëjëf Khalifa Diagne li ñu la dénk de doy na waar ndax étudiants yi gis nañ ni acteurs di am na ca nekkin wi dundin wi bourse yi manifestation yi nañ ci ñëw ci kanam ci gàttal lan mooy dëgg yi nga xam ne ni mooy sas bi ñeel sa liggéey. waaw ñun foofu ci université dafa am ñaari bànqaas nit ñi nag dañ koy faral di jaawale mooy côté bi ñu xam ne moom fa la ñuy jàngalee étudiants yi di fa def ay gëstoog yooyu ñu tuddee ko université UCAD mu ëmbal rectorat ak faculté yeeg yooyu. ak côté bi nga xam ne foofu la ñu yoree social bi muy centre des œuvres universitaires ci biir centre des œuvres universitaires nag am na benn département boo xam ne moo ci gën a fës moom la nit ñi gën a xam parce que li ëpp ci li étudiants yi soxla ci département boobu la nekk moom département boobu laa jiite hébergement nekk fa animation culturelle service social étudiants yi seen sport ba ci seen nekki nag dundin mu nekk loo xam ne nag jafe na trop ndax université yi ku xam niñ leen tëggee fii ci Sénégal boo ko jiitee mu am ay ndaw kese yu fa nekk ay ndaw yoo xam ne dañ toll seen diggi doole yàlla def ñu mën leen bàkkee ci wàllu psychologie ci adolescence bu fa di toll souvent day révolté wu mu beneen jafe-jafe bi ci nekk également mu nekk foo xam ne ay junni ndongo dañ fay nekk te police nekku fa kenn newu fa yéen rek yéenay xool nan ngeen di waxtaanee ba juboo ci li nga xam ne moom lañ leen dénk. laaj na souplesse dëgg. waaw dafa laaj souplesse xam nga université moom boo ko jiitee dafa am ñaar yoo xam ne waroo ko fàtte da ngay allier li tubaab di wax souplesse ak rigueur bu laajee parce que nag mënoo ko jiite ba pare yabamaay boo ko defee rek du baax parce que étudiants yi dañoo bëri te seen i xëccoo dafa bëri xëccoo entre ñoom lu nekk la ñuy xëccoo dinañ xëccoo ci place boo xam ne fa la ñuy defee ay jàng fa la ñuy defee daayira dinañ xëccoo ci seen bànqaas yi ñuy jiitu donc ñoom dinañ xëccoo bu ñuy joxe ay lal xëccoo yi bëri na bëri goo xam ne yow yaa koy arbitré yow nag boo koy arbitré da nga ko war a teg ci yoon ba pare am rigueur bu ko laajee am souplesse également bu ko laajee. mais coow li mooy surcharge am bu doon ab oto la université dañ naan ab surcharge dafa def ca kaw porte bagage ya ndax nag université Cheikh Anta Diop ba na koy sànc ak léegi limab étudiants yi foon ak yi fi tey xam nga ni booy sax amee ceetlu ci fi nga xamante ni mooy fa ñuy defee mbiram pédagogie ak njàngale mi ak le campus social day am ak wuute lool day mel ni nit ku am jàngoro macrocéphalie bopp bi rëy lool yaram néew lool. loolu dëgg la Assane et loolu moom mooy jafe-jafe bi nga xam ne moom baax nañu dur ci baaraam ndax gis nga université ci Sénégal dañ ci am tardement bu bëree bëri université Dakar boo seetloo biñ koy sos mu tuddoon institut des hautes études président Abdou Diouf sax mi ngi nettali ci livre am na ñoom bañ fa dëkkee 365 étudiants lañ ñu ñëw bi ñu jël indépendance pratiquement en 1959 1960 1012 étudiants lañ léegi minimum ñu ngi tourné entre 80 à 100 000 étudiants et li ko waral mooy université bi ni ñu ko bindoo daf ñu ndax lu yàgg ni ñu naxee mooy dañu jàppoon ni Sénégal daal université Dakar ni ñu ko tabaxee espace bi bëri doy nañu ba ñu jël ay at boo xoolee bi ñu sosee université Dakar 1957 ba 90 lañ soog a inauguré suñu deuxième université muy Saint-Louis bi ñu inauguré Saint-Louis 90 ñu ngi xaaraat ba ay côté 2007 soog a inauguré université Thiès Ziguinchor ak Bambey xam nga retard boobu moom moo tax jafe-jafe yi am ndongo yi doon gën a te li mu ndongo yi du xaar fii mi nii may wax ak yow Assane Sénégal mënta am lu yées 50 000 bacheliers lu mu néew mais est-ce que man su la reconnaître quand même ne foofu nelaw nañ fa as lëf nag ba pare bañ koo defati yooyu ay njuumte ndax nag réew nag jiite go mooy di anticiper également sur l'avenir nelaw bi moom dañ fa nelaw bu baax a baax loolu moom vraiment ku ko wax dëgg wër péng ndaxte ñun dañu continuer woon population Sénégal di gën a bëri ñi am bac di gën a bëri lycée yi di gën a bëri collège yi di gën a bëri école primaire yi di gën a bëri te nit ñi fàtte ni ñi ñëpp fi ñu jëm mooy université ñu fàttee tabax université bi ñuy tabaxee université également bu Saint-Louis bi li mu ndongo yi mu jël doyul parce que boo comparé Saint-Louis ak Dakar Saint-Louis moo gën a rëy ci université yi Sénégal bu weesoo université Dakar mais étudiants yi nekk fac lettres kese tourné autour de 35 000 ñoom ñoo ëpp boo boolee li mu ndongo yi nekk ci yeneen université Sénégal yëpp xam nga kon doyul moo tax souvent damay wax ni ci sas yi nga xam ne moo gën a urgent yi ñuy mën a teg ci ndodd
Cheikh Oumar Anne ministre de l'enseignement supérieur bu bees bi. mooy mu terminer université Sine Saloum ak université Amadou Mahtar Mbow. parce que urgence la. parce que mais foofu sax déjà xale yaa ngi jàmbat Sine Saloum googu ñu leen yóbbu ba pare mu mel ni prestige gi ci ëpp gum jumtukaay yi dëgg il faut allier les deux. waaw c'est bon d'avoir des universités mais aussi mu def dara da ciy baax nag. dëgg la parce que Sine Saloum également dañ ko ubbi en urgence ndax bu ñu waxee dëgg rek université bi moom taxawagul amagul ay infrastructure defoon nañ pose première pierre bi loolu également war na tax ñu xoolaat ñun ni ñuy exécuter fii ci Sénégal ay wàllu affaire marché public parce que marché public également parfois moo am ay enjeux yoo xam ne dafa lié wu ak ay questions stratégiques ndax moment bi nga xam ne tegoon nañ xeer bu njëkk ci université Amadou Mahtar Mbow ak bi ñu tegee xeer bu njëkk ñëpp gisoon nañ ko ci télé yi président teg xeer yi ak université Sine Saloum bu fekkoon ni respecté nañ délai yi heure bi université yi ubbi nañ université bi ñu ubbiwul également day indi yeneen jafe-jafe ndax étudiants yi am bac duñu xaar il faut ñu yóbbu leen feneen et feneen fii toujours nit ñi dañoo yàgg a jàpp ne université Dakar la et université Dakar mënta jël ñëpp loolu moom mooy indi jafe-jafe yi dëgg la ma fàttali mbokk yi ànd ak ñun ci seen émission yoon week RFM ni Khalifa Diagne la ñuy dalal Khalifa Diagne moo jiite département gestion des cités universitaires et de la vie des étudiants maanaam ci gàttal daal dëkkuwaay nekkin ak dundinu étudiants yi muy globalement campus social bi n'est-ce pas bu ko weesoo campus baak njàngale mu kawe maak di wàllu enseignement ya am ngeen njiit lu bees yéen waa COUD mooy centre des œuvres universitaires bu Ndakaaru muy Ablaye Sow bokk na ci pal yi nga xam ne démb ginnaaw ndajem conseil des ministres bi président Sall daal dina ko fësal ne ay direction générale d'abord lan ngay wax Ablaye Sow ndax xam ngeen kook nooy wax ci pal gi. waaw fal gi moom xam nga président moom la yàlla def mu am pouvoir discrétionnaire di fal te ki ñu fal également bi ñu koy fal ñëpp dégg nañ ni administrateur civil lañ. te administrateur civil ku ko doon jàpp naa ni dañ la former pour ngay jiite ay bànqaas yu bari ci réew mi. yu mel ne COUD wala lu yu ko gën a kawe. donc ñun am nañ présomption de bonne foi en termes de compétence ci ki nga xam ne fal nañ ko. COUD nag administration la boo xam ne yàgg na. depuis 1966 mi ngi existé formé ay génération étudiants yu bëri am ay cadres ak ay ouvriers yoo xam ne ñu ngi def liggéey bi ni mu waree. boo seetloo 2012 ak léegi bi président Macky Sall ñëwee Abdoulaye Diouf Sarr la ko njëkk a dénk. Abdoulaye Diouf Sarr bi mu demee jox ko Cheikh Oumar Anne mais ñoom ñaar ñëpp ñi fa jaar ñoom ñi ngi sukkandiku ci ñi fekk COUD. pour def liggéey bi ñu def. te boo xoolee COUD diggante 2012 ak léegi ku ko xam. 2012. nga indiwaat ko fa 2019. bu waxee dëgg rek wax ci yàlla. dina la wax ni moom changé na bu baax a baax mën naa bokk ci seede yi donte du lu may faral di def ndax wax dëgg yàlla ku daan dem université dellu fa ci jamonoy Abdoulaye Diouf Sarr déjà avant Cheikh Oumar Anne également nga gis ne coppite am na ci wàllu dundinu étudiants yi bien évidemment li fiy catli mooy catli rek mooy bari waayu macha allah li mu étudiants yi Cheikh Anta Diop def. waaw loolu également mooy manque de planification bi nga xam ne ay ati at dañ ko def. parce que boo xoolee étudiants yi ñoom seen lim bu baree rek. ñoom dañuy bëgg ñoom ñëpp ku ci nekk am nekk xam nga Dakar dafa metti te université Cheikh Anta Diop de Dakar dafa nekk ci position géographique boo xam ne presque ci zone résidentielle la boo seetloo Point E moo ko sëkk Fann Résidence ak Fann xam nga quartier yooyu yëpp neexul même ñi nga xam ne dañ nekk travailleur nekk ay hauts fonctionnaires dina leen jafe ñu am fa location waxuma la ab étudiant boo xam ne dafa war a am location bu fekkee amul nekk loolu moom moo indi jafe-jafe yi Sénégal nag Assane bu nit ñi jàpp ne li ñu am ci limu ndongo dafa bëri. gis nga UNESCO moom moo wax li ab dëkk war a am ci limu ndongo dafa ne dëkk bu nekk war na am 2% population ci ay étudiants. et loolu boo ko xaymaa ñun ñu am ay autour de 300 000 étudiants da ngay xam ne dese nañu lu baree bari. li ñu war a am ci étudiant doyul. maintenant nit université yi tëggoo moo tax nit ki day jàpp ne. li ñu am ci ndongo dafa bëri fekk affaire bi safaanoo la. jumtukaay yee néew rek waaw. ñu ñëwaat ci paluk Ablaye Sow comme njiit lu bees bu COUD est-ce que yéen liggéeykat yi amoon ngeen ay exigences avant léeg-léeg ñu dégg gars yi naan njiit lu mel nii leen bëgguñu njiit buy politique yooyu yëpp dégg nañ ko fi. waaw xam nga nit ñi dañuy wax loolu parce que politique moom buñ ko xoolee mooy l'art de gérer la cité. ci politique la ñuy yoree réew d'ailleurs ku politiqueul sax mënoo bokk ci ñuy yore réew. donc loolu ku koy wax peut-être matadi la. li ci am solo rek mooy buñ la joxee nga xam liñ la jox lan la li ci am solo mooy buñ la joxee également nga xam yor université lan la laaj parce que. bi may déggee ñu fal Cheikh Oumar Anne nit ñi di coow ak yooyu. am na ay nit ñu ma waxtaanal yoo xam ne sax dafa ma def ay ree bi ñuy wax naan mën na ko ak mënu ko. dama ne mais ñii xamuñu ne man ci li ma jàpp. en tant que ministre de l'enseignement supérieur. waaw de la recherche et de l'innovation. ma ni man jàpp naa ni yàgg naa ci secteur bi nekk lu mu bon def naa ci ay plus de 15 ans def ci ay gëstu di ci def sama thèse donc jàpp naa ni yor COUD. moo gën a jafe yor am ministère xam nga lu tax. gis nga Assane. boo yoree COUD ay junni ndongo ngay dëkkal bés bu nekk rek ay millions ngay dépenser
ci war leen a jox ñu ndékki ñu añ ñu reer xool seen ndox seen courant ba ci ñoom seen fo seen sport ak seen animation culturelle et yow junni ndongo yi nga dëkkal yow kese yaay dëkk ak ñoom amoo protection police amoo dara or boo nekkee ministre tey jii Cheikh Oumar Anne étudiants yi jiite kuréel yi heure bu ñu ko bëggee woon gis dañuy ñëw gis ko mu neex ko mu naqari ko tey jii ñoom bu ñu ko bëggee gis dañ koy gis ci anam yi mu ko neexee dañ koy fekk ci ab immeuble ci biti kudd bu ñu demee dañ fay fekk ay gendarme yu taxaw ci buntu bi di leen wax ni def leen nii toogee leen nii donc pour man yor kudd nekk na lu jafe-jafe loo xam ne vraiment nit kuñ ko jox rek na nga ko xam maslaa bi mu laaj parce que loolu li ko waral mooy li ñuy wax mbiru franchise universitaire donte franchise universitaire yi bu ñu xoolee texte bi bu baax a baax kudd bokk ci mais sénégalais yi ñoom ci seen imaginaire maanaam ci seen dégg-dégg et même parfois damay dégg ñoo xam ne sax mës nañu am ay nombal tànk yu kawe ci réew mi bu ñuy wax mbiru franchise universitaire dañuy jaawale campus pédagogique ak campus social parce que franchise universitaire ci loi 94/79 du 24 novembre 94 bi ñu ko wootee dañ ne ci lu leer moom campus pédagogique yi rek la soxal campus social yi bokkuñu ci ndax parce que campus social yi dañ leen a considéré comme ay dëkkuwaay mais dëgg la faaw sécurité am fa waaw mënu si la jël rek benn zone de non droit la te ñi koy wax xëy na léeg-léeg politique yi moom du sax ñàkk ko xam mais tayef da ciy am it waaw da ngay ne ci mbir xam ko mais bëgg a falu day tax nga am discours bu irresponsable waaw loolu nag moom moo xaw a xam nga université kenn waru ko caaxaane man dama jàpp ne am na ñaari secteurs yoo xam ne muy homme politique di ku mu mënta doon waruñu koy caaxaanee muy mbiru ay njàngale ak mbiru santé mën nañ ci yokk sax sécurité yooyu c'est des secteurs stratégiques boo xam ne dafa laaj entente dafa laaj vraiment déggoo ci réew mu nekk opposition nekk ñi yor nguur gi ndaxte nag man bokk naa ci ñi nga xam ne jàpp nañ ni ñuy yoree université ci wàllu kaaraange du lu baax war nañ ko seetaat Alaaji Assane est-ce que rafet na li xew Saint-Louis fan yi la nga gis ay ndongo yoo xam ne jàpp nañ ni am na ay ndox yu salte seen université ñu war ci tànk dem ba ci bureau recteur ki nga xam ne moom moo jiite université bi mooy njiit li gën a kawe sotti ko fa xam nga loolu amul benn service su état bu mu mën a am ci Sénégal lu dul ci ab université li tax mu mën a am ci université parce que université yi dafa am ci lu ñu juum bi ñu voté loi sur les franchises universitaires dañ ne woon dañuy defar police universitaire autonomie de police administrative loi bi nag ba léegi police amu ci ba léegi musuñu defar police universitaire et loolu li mu indi mooy université yi Sénégal yëpp benn amu ci kaaraange man mi jiite université Dakar dina ma bi jiite campus social université Dakar dina ma arrivé ay fois yoo xam ne damay toog xool li mu ndongo yi may dellu sama kër tiit nga tiit ne yàlla fi jàmm rek mooy ay junni ndongo laa dëkkal waxuma sax ay mbiru xam nga ñoom bu ñuy wax franchise universitaire également benn pièce bi am mooy nit ñi dañuy jàpp ne bu ndongo yi di yëngatu bu police dugg mais du loolu mais dañu nekk ci contexte boo xam ne ay affaire terrorisme lu ne am na nga ni nag dañuy dëkkal ay junni ndongo du am benn surveillance te police du fa nekk police ci biti rek lay nekk du am benn surveillance mais loolu étudiants yi sax man jàpp naa ni bokkoon nañ ci waroon def revendication ne ñun dañu bëgg suñu sécurité dañu bëgg suñu kaaraange mais lii lépp il fallait anticiper là-dessus di ci def ay réflexion xam nga Sénégal tam dañoo bëgg lu yomb dañuy installé wu ci benn routine rek bëgg faa dee faf waaw loolu mooy wax ji parce que université na mu tëddee ba ma fay nekk ak ñunu mag ak ñunu magaat nekk fa ba léegi daanaka moom la ñuy reconduire moom la ñuy reconduire mais il faut avoir le courage maintenant d'aller vers des ruptures mais ci wax ji dafa bëri manipulation parce que université également ndongo yi ni ñu bindoo étudiants yi tax na ni ku ci nekk da leen di jéem a wut am leen ci booram parce que parfois bu dara xewee dëgg gi sax pour nit ñi wax ko problème la maanaam dépolitisation mënta am par exemple jël dogal ni ci interdire nañu loolu mënta ne ci politique xam nga politique sax man jàpp naa ni mënta ñàkk ci université xam nga am na ñaar yoo xam ne souvent mais il faut reconnaître également que mooy li ngay wax ci lu bon nag politique googu ko fa dugal waaw mais c'est que ni ñu koy defee la man bokk naa ci ñi gëm ne xam nga université dafa nekk milieu boo xam ne dañ fay tàggat nit ki pour mu xam après moom nan lay jiitee réew boo xoolee fii ci Sénégal suñu jiitu réew yu bëri président Macky Sall nekkoon na délégué faculté de sciences bi mu nekkee IST président Abdou Diouf maa ngi lay wax sànq ne dëkkoon na ci campus ba ak ñu baree bari donc politique bi mën na nekk ay lieu de formation mu bañ a nekk loo xam ne day indi ay rivalité indi ay violence gis nga li xew Saint-Louis li ko indi mooy maslaa bu bëri bi ci ni ñu yoree université yi ndax boo seetloo bi Fallou Sène gaañoo nonga li ñuy wax Fallou Sène sénégalais dañ nekkoon ci émotion xam nga émotion bu ñu ci nekkee dañuy xaw a pour nga am raisonnement bu lucide day jafe ba tax na dafa am lu ñu fàtte woon ci mbir moomu li ñu fàtte woon mooy bi Fallou Sène gaañoo donte amoon na lu fa xew
étudiants yi pratiquement administration Saint-Louis yëpp dañ ko yàqoon. taal ko. mais moment boobu kenn waxul woon ci loolu. nit ñi dañu jàppoon ni am na ndongo bu gaañu rek dañu war a bàyyi loolu. or man d'accord naa ni ci li ma gëmoon mooy ci moment boobu donte waroon nañu wax ci ndongo bi ñu faat. mais waroon nañu wax ndongo yi également. faat am ndongo warul tax yéen université bi ñu créé ko depuis 90. ngeen yàq archive yëpp yàq administration bi taal rectorat bi. looloo tax ñu am fitu def li ñu def ren. loolu kenn mënu ci ànd waaye aussi bavure munta wees fu ay ndongo yi jàngee nga fay rotali bakkan de surcroît dóor ay balu fital. c'est pas la première fois. mais c'est la énième fois lu mel noonu di am ba ci Bassirou Gueye ay temps ci. Balla Gaye plutôt Bassirou Faye mu ngi fi ak yeneen cas donc loolu tamit moo waral booy wax police universitaire il faudra bien réfléchir ci formule boo xam ne dina fa dugal kaaraange waaye du fa dugal it ay bavure. loolu également problème la parce que boo gisee nit ñi ragal di brandir franchise universitaire bañ police di dugg ci cité yi. mais El Hadj Assane mënuñu ñun suñuy police suñuy gendarme heure bu ñu duggee rek di intervenir ci cité universitaire yi. mu am ay bavure ba bakken di ci rot. et loolu man maa ngi interpellé ñi nga xam ne ñoom ñoo jiite policier bànqaasu police ak gendarmerie. wax leen ni fi ñu toll nii ñoom mënuñu ñàkk ci seen formation wut ay modules yoo xam ne dañuy xool nan la ñuy defee mbiru kaaraange. ci cité universitaire yi. ndaxte université yi léegi day bëri ci Sénégal carte universitaire yu changé na. Sénégal am na fi mu ne nii am na lu mat juróomi université et boo ci boolee Sine Saloum ak Amadou Mokhtar Mbow bi waaj a ubbi. te ci université également ay dëkkuwaay la loo xam ne dafay am jafe-jafe te bu amee jafe-jafe il faut police intervenir parce que amul benn réew nag bu organisé ci àdduna bi. ne gis nga bërëb bii de. lépp lu fi mën a xew. lépp lu fi mën a xew kenn du dugg. boo demee même ci texte franchise universitaire bi. ci article 6 bi da lay wax lu leer ne la donte franchise universitaire dafa wax ni recteur rek moo mën a woo policiers yi. mais bu amee ay situation yu am ñu menacer les personnes et les biens. ba kenn war ci mën a rot yàqu-yàqu war ci amam. même bu recteur bi toogee ne police du ñëw moo ñu jiite université bi. dañu imposer police que ñoom dañoo war a dugg sàmm kaaraange donc ñoom ñoo war a former. ba mu tax parce que nag ni ñuy defee maintien de l'ordre ci biti. yemul ak ni ñuy defee maintien de l'ordre ci milieu universitaire. xam nga milieu universitaire boo duggee. ay ndaw rek ngay dajal. ay ndaw yoo xam ne dañu toll seen digg doole. ay ndaw yoo xam ne également dañu am mais qui sont quand même parfois très violents yoo xamante ni vraiment da nga naan kii ndax étudiant la aussi. parce que jaasi xeer yu doj yoo xamante ni di faqati ay garab loolu tamit parfois c'est excessif. mais c'est excessif loolu kenn mënul ko ne également di ko soutenir. d'autant plus que man damay wax étudiants yi souvent man leen gis ngeen fii. Sénégal dëkku démocratie la dëkku liberté la. mën naa nangu lépp ci cité bi bu leen neexee ngeen ŋàññi directeur COUD bi ŋàññi ma ŋàññi président de la république am ngeen ci droit. li nga xam ne doxul ci université bi mën ngeen ko joxoñ ñu xool ni ñu ciy indee saafara. journalistes yi ku bëgg a ñëw na ñëw Sénégal bu 2019 année 2000 yi sax laay wax. bokkul ak Sénégalu année 60 yeeg yooyu nga xam ne pour ñu déggaan la day jafe. mais yow ñaxtu lan nga ci jublu moo ñu dégg la. waaye nag am na loo xam ne également ñi jiite réew mi autorités yi man dama ciy boole sama bopp war nañ ko xool ci sunu ni ñuy yoree ndongo yi xam nga ndongo également buñ ko tàmmalee ni moom buy wax en temps de paix maanaam bu yëngalul dara buy wax yow nga déglu ko rek doo ko saafaraal li muy faj boo demee nag ba mu am ay yëngu-yëngu yu am solo li mu la doon laaj nga def ko moom day jàpp ne looloo yoon bi day jàpp ne kii kat jiite ma moom tant que man maa ngi wax moom du def dara il faut man ma dóor wala ma génn baare avenue Cheikh Anta Diop tooñ ay sénégalais yu bëri yoo xam ne seen yoon nekkul ci mburu bourse seen yoon nekkul ci ñi ñu yoree université ñu ngi bëgg a dem faju ji hôpital Dantec wala hôpital principal wala ñu am seen i yitte nga baare avenue Cheikh Anta Diop wala nga baare corniche bi ndax avenue Cheikh Anta Diop également dafa nekk ci axe bu sensible ñaari axe ñoo ko traversé yoo xam ne boo ko baaree rek Dakar gépp da koy yëg mooy avenue Cheikh Anta Diop ak corniche bi donc il faut aussi kilifa yi bàyyi xel ci wàllu bourse nga xam ne nag dafa sensible nag ndax xam nga bourse moom la étudiant di dimbali ko ci njàngam dañ ci ñëw ci kanam maintenant ban bilan ngay defal Cheikh Oumar Anne parce que Ablaye Sow mi ñëw bees ne directeur bu COUD il faut mu fekk fa dara pour mën a moom it tabax leneen ban bilan ngay defal Cheikh Oumar Anne ngay defal sa bopp parce que yaa ngi ci un bilan objectif mu bañ a doon rek yaa ma neex waaw yàlla def na Cheikh Oumar Anne man bokk naa ci ñi nga xam ne ñoo ko gunge bi mu ñëwee man maa nekkoon conseil spécial am ba pare nekk chef département gestion cité ak vie estudiantine donc lépp lu mu am comme bilan rek muy mu lu baax nekk safaan wa man dama ci am responsabilité di ko revendiquer à ses côtés et man jàpp naa ni am nañ fierté trop ci bilan bi nga xam ne def na ko xam nga olof day wax ni tombé moo waral ay gaaf waaye tombé également mën na waral rafet gaaf Cheikh Oumar Anne bi mu ñëwee lu mu bon inauguré nañ lu ëpp 5000 lits bi mu ñëwee en 2015 dañu inauguré 1044 lits
yàggul dara octobre bii weesu ñu inauguré waat 4000 lits. loolu mooy mbiru dëkkuwaay yi ndax université ñetti ponk yi ñoo ci ëpp solo mooy dëkkuwaay yi restauration bi ak service médical bi. donc dëkkuwaay bi wax naa la ni bi mu ñëwee inauguré nañ lu mat ay 5000 lits mu am projet boo xam ne sumb na ko mu nekk projet boo xam ne ku dugg biir université boo xoolee sa ndejoor rek di nga gis ne am na ay tabax yoo xam ne jóg na. loolu également projet boo xam ne ay 10 000 lits la war a nekk ñu koy def ak sunu naataango yi nekk am sa realty. bi mu ci jógee mu ne restauration yi il faut ñu yokk ko mu tànn bloc bi ci gën a rëy muy restaurant argentin. mu defaraat ko. mu waroon nekkoon ay 3000 places fi mu ne nii def na ko ba mu ngi tourné autour de 12000 couverts tey jii étudiants yi ñu ngi may déglu. xam nañ ni restaurant argentin nekk na ci restaurant yi nga xam ne ñoo gën a moderne fii ci àdduna bi. ku fa dugg vraiment da nga yéemu. bi mu jógee ci restaurant argentin mu defaraat restaurant central. jóge ci restaurant central mu ne service médical bi. mënul continuer nekk ni mu nekk. service médical bi. Hébergement bi mënta évoluer restauration bi évoluer ndongo yi ñu leen di yor ci service médical bu ndaw bi. mu toj bâtiment service médical bi ne dañuy def benn bâtiment R+3 ñi nekk campus di ma déglu ñoom seen bopp dañ may wax toujours kontaan nañ ci évolution service médical bi. donc dafa songu. ay pàcc yoo xam ne vraiment am nañ solo. beneen bi xam nga université. qualité lekk bi wax nga ci ndax nag ñoom c'est vrai que toggal mbooloo yombul mais souvent. étudiants yi naam léeg-léeg ay caprice waaye léeg-léeg nag doomu daa yoo xam ni ak xeeti cere yoo xam ne ngeen leen ko fa jox nag day doy waar. qualité lekk bi également amélioré nañ ko bu baax a baax xam nga man damay ne étudiants yi chaque jour am na loo xam ne mën naa leen ko nangul. mooy mën naa leen nangul ngeen ne lii de li ma lekk ci ab restaurant bu gën a ndaw bële wala la ma lekk sama kër moo ko dàq. parce que werante mën na am foofu. ndax ñun restauration de masse la ñuy def. waaye ñun qualité restauration bi ak hygiène bi. pour l'hygiène surtout la santé gis nga ren jii étudiants ñi jiite kuréelu ndongo yi ñu ngi may déglu. bi ñuy ubbi ñun ñëpp ñoo ànd man directeur Cheikh Oumar Anne. ak ñenn ñu jiite kudd dañu dem bokkandoog étudiants yi repas yu njëkk yi lekkandoog ñoom. loolu également c'était une manière de leur montrer que ni ñun lii kat dañ koy saytu ba ñu xoolee également. j'espère que du woon ay repas spéciaux parce que la restauration. service ba sachant que le directeur dafay ñëw ñu defal ko beral ko loxo bis. du woon repas spécial parce que dañ leen a bettoon. ñoom sax xamuñu ko woon. parce que ñun loolu lañ ciy wut. ndax université restauration bi dafa sensible. gis nga ci histoire du Sénégal. bu weesoo coowal bourse. coowal restaurant mooy deuxième secteur bi nga xam ne moo gën a mën a indi ay jafe-jafe ci ab université. moo tax ñun dañ ko fonk ba côté hygiène yeeg yooyu. contrôle la boo xam ne par exemple bu ñu waree indi ab marchandise ci restaurant bi. mu nekk an ndawal dañ koy contrôler port. buy dugg si également dañu am service spécial boo xam ne moom mooy contrôler hygiène alimentaire bi. étudiants yi également ñu créé benn comité de restauration boo xam ne ñoom dañ ciy siège. ils ont le droit de regarder bu ñuy defar menu yi. non seulement ñoom dañ ciy bokk ne suppu kànja lañ bëgg lundi. maafe lañ bëgg mardi et cetera. non seulement dañ ciy bokk. mais ñoom am nañ droit ñi jiite étudiants yi nekk ci comité de restaurant heure bu leen neex. ñu dugg ci restaurant bu leen neex. xool lan moo fa nekk nan lañ tegee ndugg mi. ak lan lañ fa togg def ay observation loolu am na solo donc foofu également am na ay amélioration bu baax a baax. dina wàññi bu baax réeróo yi. beneen bi ma bëgg a tàmbalee bi ma bëgg a jeexalee. ci wàllu bilan Cheikh Oumar Anne. mooy gis nga Alaaji Assane université rawatina kudd loo ci mënta wax kuñ ko dénk. xam nga lan moo ci ëpp solo ma jàpp ne ñi la ko dénk loolu la ñuy xaar ci yow sénégalais yi loolu la ñuy xaar ci yow mooy mu dal. mooy la paix sociale. Cheikh Oumar Anne jiite na kudd juróomi at du benn fan du ñaari fan du ñaari weer. juróomi at yi man dégguma ci benn coow bu jéggi dayo bu ko opposé ak étudiants yi. dégguma benn coow bu jéggi dayo bu ko opposé ak personnel bi man jàpp naa ne ku def loolu ci kudd. parce que kudd benn bés bu nekk rek lu jafe la. balaa nga egg ci beneen bés bi donc boo ci boolee moom stabilité bi mu indi ci kudd. man jàpp naa ni bilan c'est globalement positif. li ci ñuul nag ci wàllu gestion mooy aussi ni dal amee noonu lañ ko waxee loolu la coow amee ci rapport OFNAC topp leen la direction du COUD am na amul wàllu détournement foofu lan ngay wax ak lu rapport bi wax. waaw xam nga rapport bi également xam nga Alaaji Assane li gën a doy waar mooy ba nii may wax ak yow COUD musul jot rapport OFNAC loolu également il faut sénégalais xam ko xam nga bind rapport ñu ne am na rapport bu ñu bind ci nit. te nit ki musul jot rapport bi. da ngeen ko war a jot loolu benn dañ ko war a jot wala dañ leen war a aussi laaj seen. tontu ci li ñu leen toppee même ci procédure bi. xam nga rapport warta bett ki ko def. rapport warta bett également structure bi ndax moom da ko war a am. loolu benn la ñaareel bi mooy gis nga Sénégal dafa am histoire bu rëy a rëy ci wàllu ay contrôle mu am inspection générale d'État am cour des comptes ñoom ñëpp
doo ci dégg kenn ku ne def naa rapport ba publier ko te ci ñi def rapport bi joxuñu leen pré-rapport ñu tontu xam nga nit yi Alaaji Assane xam nga yow fii dañu nekk ci RFM Youssou Ndour dénk leen du ñàkk comme structure yi organisé yëpp mu am ay saytu mais kenn du la saytu mukk nga jékki-jékki rek ñu toog jox la na la Alaaji Assane yaa def lii lépp lu ñu la joxoñ rek yow dinañ la jox nga tontu xam nga rapport OFNAC bi dama ni sinon espionnage lay gën a rapport OFNAC bi dama ni nit kay boo koy sikkee dara da nga ko koy wax mu tontu dama dem ba ni sax organisation droits de l'homme yi waroon nañ ci wax bi pré-rapport amul et maa ngi wax sénégalais yi ñu lire observateur bi topp ci bés bi OFNAC publier rapport am xam nga OFNAC mi ngi joxoñoon ab directeur poste finance kooku ne mais moom dafa jaaxle parce que jàpp na ni kon OFNAC dafa bëggoon génne rapport rek parce que moom vraiment mais ci liñ leen joxoñ ñu joxoñ également ab directrice bu nekkoon hôpital Dantec non dama bëgg xam nga nit ñi après dañu focaliser wu ci Cheikh Oumar Anne directrice su Dantec boobu mu ne mais man yëguma rapport bi xaw ma maa ngi xaar gis ko mu am expert en administration publique bu ñu tuddee Mohamed Salsawo waa observateur ñoo ko xam interroger ko mu ne bu fekkee ni OFNAC deful pré-rapport kon OFNAC juum na juum bu rëy mais yooyu yëpp après sénégalais dañ ko bàyyi parce que sénégalais également dafa am lu ñu jàpp Sénégal boo nekkee di bokk ci ñi jiite réew da ngay am présomption de culpabilité maanaam bu ñu la joxoñee rek dañ daan moo ko def bu fekkee ne da nga nekk ci réew nekk opposant da ngay am présomption d'innocence bu ñu nee moo ko def rek dañ naan mbiru politique la non loolu il faut ñu def ci attention gis nga accuser nit amul benn cadre administration parce que bu fekkee ni dañu war a dem ci noo xam ne dañu war a génne rapport bu joxuñ nit te nit kooku xamul yëgul tinul joxuñu ko moom mu tontu day nekk danger et li koy firndeel mooy dinaa la jox ñaari exemple ci ay juum yoo xam ne OFNAC def na ko ci rapport bi mu wax kudd am na fu ma gis ñu ne am na dépense yoo xam ne biñ ko laajee ki jiite conseil d'administration kudd mooy recteur danaan yëgu ko mais danaan yëgu ko xam nga lu tax kudd ni muy fonctionner lu structure boo xam ne directeur bi day signé président conseil d'administration bi signé président conseil d'administration bi moom mi ngi jiite uniquement conseil d'administration bi bu ñu délibéré directeur bi mooy exécuter dépense am si bien que dépense yi bu ko directeur bi di exécuter président conseil d'administration boo demee ne ko directeur bi da jox na étudiants yi ay subvention da lay wax ni yëgu ko parce que waru ko yëg ci ni cours di fonctionner et dépense bu légal la beneen bi am na yu ma liir ñu ne am na étudiants mais lan moo koy firndeel à côté même si bu ko PCA bi yëgul normalement war na am lu firndeel dépense yooyu waaw da koy firndeel PCA bi moom li koy firndeel mooy PCA bi moom bu fekkee def nañ dépense bi bu ñu ñëwaatee conseil d'administration day am rapport d'activité moom mën na ko xam ok beneen bi am na lu ma liir ñu ne am na ay étudiants yoo xam ne jox nañ leen subvention te xamuñu seen tur loolu également jumte la et loolu jumte bi ko indi mooy li mu amul pré-rapport ndax étudiants yi par exemple Cheikh Omar bi muy ñëw dafa fekk ndongo li ñuy wax Bassirou Faye gaañu étudiants yi ñaxtu dem ci président de la République président ne ñi ci am gaañu-gaañu ak yàqute yoo xam ne policiers yi ñoo ko def ba ñu duggee dinañ leen indemniser mu ne leen waaye indemnisation boobu mënuma ko teg ci ay loxo étudiant kudd mooy structure ba fa nekk dama koy viréel waa kudd après ñu séddale leen ko mu nekk presque ay plus de 300 étudiants étudiants yooyu bu ñuy jël décision dañuy jël décision ne étudiants yi kat ñi yàqule ak ñi gaañule jox nañ leen nangam ci xaalis mais loolu global bi la étudiants yooyu ku ci nekk dafay am bon de caisse et li la koy firndeel mooy li rapport OFNAC bi di bëri coow yëpp mësoo dégg ay étudiants jóg ci lu wóor ne OFNAC lii mu wax ne suñu xaalis joxuñu ko parce que loolu amul ñoom xam nañ mais lu mu global am nay kayit yu firndeel ni nit ñii ñoo ko encaissé du ay jinne mais loolu yëpp dafa am loolu man xam naa ki nga xam ne parce que établissement public day am directeur bi qui est ordonnateur des dépenses mais nguur gi également dafay teg ak agent comptable particulier koo xam ne moom moo yor koppar gi agent comptable nekk na koo xam ne directeur bi mënu ko def loolu ko neex ci affaire xaalis parce que dans cette histoire lan moo doon appréciation agent comptable bi dans son histoire malheureusement am na ay waxam yoo xam ne man maa ngi ñaan bu fekkee ni mën nañ ko déclassifier ñu déclassifier ko am na benn note boo xam ne defal na ko ministère des finances directeur de la comptabilité publique et du trésor defal na ko di teggi point par point loo xam ne def na ko malheureusement note bu confidentielle la boo xam ne teneur bi kenn mënu ko wax mais li ma xam mooy nguur gi ñi ko jiite ñoom xam nañ ci lu wóor ne li OFNAC joxoñooñ amul lenn loo xam ne am na lenn loo xam ne mën nañ ko ci dëggal très bien ci gàttal xam naa ne sax ci liñ jëm man li ma jot mooy après am na ay changement ils seront obligés mooy ko OFNAC buy defati rapport man wóor na ma ni nit ñi defee woon rapport bee passé man jàpp naa ne duñ ko defeeti noonu
ci gàttal daal da nga gis ne président Sall c'est pas pour des raisons politiques que mu fal Cheikh Oumar Anne ndax am nañu jàpp ne da ko nëbbal ay bi parce que dafa def un bon résultat ci présidentiel gi yow da nga gis ne non dafa set ñoom am nañu ay firnde ci ne li ñu wax amul. mais man loolu laa jàpp xam nga président de la république moo ëpp information ñëpp. maintenant xëy na ci am na problème communication xëy na également am nañu jàpp loolu mënoon nañ jox suite dossier bi ba setal nit ki. yooyu yëpp mënoon na am mais li ma xam. ak man information yi ma xam en tant que cadre bu nekk kudd. mooy président moom li mu def xam na ko un président de la république moom toujours day agir en connaissance de cause parce que moom moo ëpp ay moyens d'information. et xam na bu baax li nga xam ne mooy dëgg ak li nekkul dëgg ci rapport OFNAC bi. xam na ko baax et loolu yëpp la saytu. ndax nag président boo ko nekkee parfois doo xool rek ne nit ñi ndiiraan nañ rek yow nga am loo war a def loo xam ne jàpp nga ni lii nga war a def nga ni du ma ko def. président il faut mu ñeme. di jël ay mesures yoo xam ne parce que. am mesure mën na nekk mesure bu juste. ba pare nekk mesure bu impopulaire. maintenant président moom dafa war a xool li juste. li nga xam ne moo gën ci askan mi. warul xool askan bi rek li ñuy diiraal ne lii de man parce que président Sénégal boo ko nekkee waroo ragal ñu lay xoqatal et jàpp naa ni. ci fal gi mu fal Cheikh Oumar Anne nekk na fal goo xam ne. parce que man nee naa sax mais parfois sax dama naan est-ce que ñun ñi nekk kudd nit ñi manqué wuñ respect. parce que kudd ni mu diisee nit yor ko juróomi at. yor ko ci yor boo xam ne dafa ànd ak dal. ñu nommé ko ñu naan non fa mu jëm. man loolu comprendre ma ko ci Sénégal mel ni daf ko jomb et aw ma benn xaar ma yàlla que liñ ko jox mën na ko et que dina fa def ay résultats incha allah. maintenant Khalifa Diagne c'est vrai que ni nga ko waxee di liggéey ba pare yow nga am firnde ne yaa ngi liggéey ca gisuloo pay ga mais kudd nag du rek Cheikh Oumar Anne du rek Abdoulaye Diouf Sarr mais bien avant sax ñoom kudd dafa mel ni daal moom dafa am cat lu ko topp souvent nit ñi njort gi mooy ëpp njort bu rafet bi. ci gestion kudd souvent problème de marché yi gars yi ne détournement day am recrutement yoo xamante ni ci yaa ma neex lay tegu pourquoi kudd am boobu mbubu. waaw loolu moom. dëgg la wala boog daan ne wala dafa nekk vache laitière. xam nga wala waaw xam nga teg li koy waral. mooy kudd dañu faral di ko jox ay njiit yoo xam ne dañuy def politique. nekk ñoo xam ne dañuy fës trop. ci parti yi nga xam ne ñoom ñooy jiite pouvoir yi. et loolu bu amee. souvent nit ki ni mu nekkee homme politique xam nga sànq bi may wax ci rapport OFNAC bi. am na ci yu ma la wax loo xam ne xëy na yow bàyyi woo ci woon xel bi ma lay wax problème mu directeur bi nekkoon poste finance ak ki jiite woon Dantec. xam nga lu tax ñoom seen mbir fësul ni bu Cheikh Oumar Anne fësee. mooy Cheikh Oumar Anne dafa nekk kàngam ci parti bi nga xam ne moom moo jiite nguur gi. et kudd dafay faral nekk na structure boo xam ne ñi ñu koy jox dañuy nekk ay kàngam ci parti au pouvoir bi. donc booy attaqué parti au pouvoir bi day yomb trop nga bëgg a jaar ci ñoom pour atteindre parti au pouvoir bi. loolu bokk na ci tax mu nekk bërëb yoo xam ne dañ koy joxoñ mais kudd du directeur yi kese. maa ngi lay wax ni Abdoulaye Diouf Sarr bi mu ñëwee ba bi muy dem Cheikh Oumar Anne bi mu ko remplacé ñoom ci ñi ñu sukkandiku xam nga sànq nangu nga man ni kudd changé na. ñi ñu sukkandiku ay cadre kudd lañ yoo xam ne déedéet campus social ba. kudd kay xaw ma ci lu bari. mais dama ni waaw xam nga kudd moom kuy waxal yàlla rek boo duggee université. nga nekkoon fa da ngay xam ne d'abord ci Abdoulaye Diouf Sarr la tàmbalee Sénégal aussi il faut que ñiy def lu baax ñu leen di ko joxoñ balaa ñoo découragé ci bépp secteur da ngay dugg kudd nga xam ne set na désencombrement am na ak yaatal internet gi cadre bi gën na neex a dund loolu kay étudiants yi sax gis nañ ko. non étudiants yi moom seede nañ ko. voilà seede nañ ko. ñun ña fa newoon ci année 90 2000 xam nañ ci dara. nekk ñoo xam ne ay ndaw lañ ci opposition bi. ñëw di dañ may seet si. bu ñuy waxtaan dañ may wax ne bu ñu waxee dëgg rek waxal yàlla. fii moom changé na bu baax a baax. d'ailleurs loolu également sénégalais yu bëri def bàyyiwuñ ci xel raar na mu am campagne électorale président dem campagne. te amul ay yëngu-yëngu ci université. et ren campagne bi yëpp université dafa dal. et loolu kenn mënu ko détaché liggéey bi nga xam ne ñi jiite kudd d'abord Abdoulaye Diouf Sarr def liggéey bu rafet. man même poste bi ma yoroon. pratiquement gestion cité yi laa yoroon ci moom nekkoon conseil spécial am après Cheikh Oumar Anne ñëw pratiquement man des ci même poste bi. donc ñoom ñaar ñëpp dama leen a gunge. xam ne def nañ ay réalisation yu am solo. et kudd vitrine am mooy campus social bi. campus social bi ni ñu koy gérer def nañ fa ay jéego doon gaa am na lu des. parce que am na yoo xam ne bëgg nañ ko def. am na yeneen yoo amélioration yoo xam ne bëgg nañ ko fa indi. justement lan nga gis ne mooy priorité yi lan ngeen noppee def yéen liggéeykat yi pour gunge Ablaye Sow ndax mbir mi coow li du mbiri Ablaye ak njiit lu bees mais seen mbira seen gaala yéen a ci ne yéen ñëpp. waaw ñun ñoo ci nekk et pare également parce que ñun ay républicains lañ. man mii di wax ak yow Assane man agent état la boo xam ne dama génne ci ab école normale d'enseignement
supérieur technique et professionnel nekk RH A1 am na ñeneen ñoo xam ne ñoo ma ëpp lijaasa nekk biir COUD pour wax ne dafa am ay cadres yoo xam ne ay sénégalais lañ donte peut-être ñu ci ëpp engagé wuñ ci politique mais ñoom dañu nekk parce que loolu également baax na sénégalais di ko xam muy COUD di Sénélec di foo mënta dem am na ay fonctionnaires état yoo xam ne ils sont dévoués à la tâche xëy na amuñu yenn visibilité yi non politiciens yi leen rey rek politiciens yi leen rey pour faire améliorer les choses et ñooñu li ñuy xaar mooy jàmm am ñu ngi xaar jàmm diggante directeur bu bees bi Ablaye Sow ak travailleurs di xaar jàmm digganteem ak étudiants yi di xool également ponk yi nga xam ne manqué na jéem a xoolaat pavillon étudiants yi seen nekkin ci biir pavillon yi parfois mu am jafe-jafe parce que COUD également dafa diis et pour ñu dimbale directeur bu bees bi il faut ñu xoolaat budget bi xam nga COUD état mi ngi koy jox subvention boo xam ne mu ngi tourne autour de 15 milliards 73 millions boo jëlee loolu par at après nag état bi loolu lay joxe ci njëlbeen ga après bu ñu demee ba mu am jafe-jafe dinay dolli dara mais boo xoolee lépp dina am jafe-jafe parce que restauration bi rek moom mën nañu coûter ay 80 millions ci weer bi boo xoolee ren rek pour ñu ubbi woon amoon nañu ay jafe-jafe man ñëwoon naa fii ci RFM Makumba invité woon ma koy wax ne amoon nañu ay boro ay milliards li COUD nag xëy na am nañ yaakaar parce que nomination Cheikh Oumar Anne dafa am benn avantage xam nga université enseignement supérieur ñaari bànqaas la université yi ak œuvre sociale universitaire yi Cheikh Oumar Anne yàlla dafa def moom mu nekkoon jàngalekat ca ESP nekk ci corps enseignant bi nekkoon SAES ba pare mu am chance jiite COUD nekk bànqaas bi gën a rëy COUD fii ci Dakar rek juróom benn campus la jiite fii ci Dakar boo jëlee campus Cheikh Anta Diop jël Claudel jël ESP jël NCTP jël FASTEF école normale jël ESEA et yàggul dara ci ay at ñoo jiite woon sax campus Thiès Ziguinchor ak Bambey donc loolu yi parcours boobu jiite nekkoon ci corps enseignant yi jiite woon œuvre sociale yi war na tax moom mu xam jafe-jafe œuvre sociale yi ba moom également bokk na ci ñi nga xam ne mën na dimbale lu baree bari directeur bu bees bi ndax comprendre na problème yi et que yooyu bokk na ci amélioration budget COUD ñaari tànk yi université doxee pédagogique yeeg social gi di fa étudiants yi dëkk di fa dundee loolu tamit ak yëgoo gu wër war na am de ci diggante kilifa yi waaw dafa war a am yëgoo ak déggoo ndax loolu ñu bëri ñu ngi koy joxañ baaraam parfois mu am ay jafe-jafe yu am ci œuvre sociale par exemple ñu ne campus bi de dafa war a tëj ñu ne non université pareegul natt étudiants yi te ñun dañu war a tëj ndaxte ñun suñu règlement intérieur daf ñuy wax ne yéen a ngi ubbi 1er octobre tëj 31 juillet te bu ñuy nattal budget dañ koy natt ci 1er octobre ba 31 juillet léegi bu fekkee calendrier académique bi dafa am débordement ñun bu ñu waree tëj day metti ci ñun te bés bu ñu ubbi rek ay millions la xam nga ay junni ndongo nga dëkkal leen jox leen ñu lekk jox leen ñu naan ak yeneen dépenses yi ndox courant nekk na loo xam ne dafa metti ba dafa laaj li olof di wax ay yenukati xëddeen dañuy yëgoo ba tax na il faut ñuy waxtaan loolu sax jafe-jafe boobu mi ngi ëpp ci diggante université ak direction des bourses gis nga dina am ay coowal bourse yu bëri Alaaji Assane yooyu dégg yoo xam ne ñii ku war a joxoñ du direction des bourses de li ci ëpp mooy ñiy jàngal ndongo yi parce que étudiant bu fekkee dafa jàng ba pare war a am boursam pour mu renouveler boursam il faut mu am kayit gi firndeel ne def na examen jàll na attestation mi ngi nii ak certificat d'inscription étudiant bi nag moom bu jàllee moom dina xam ne jàll na mais kayit gi université du ko joxagul bu ko université joxagul moom du ko mën a jébbal direction des bourses te bu ko joxul direction des bourses du am firnde ne étudiant bi étudiant la ba léegi ndax moom kopparu réew mi la yor du ko jox donc déggoo bi dafa am solo moo tax maa ngi encouragé bu baax mais moo tax ci administration bi moo yàgg rek il faut moderniser il faut ñu aller vite quoi comme ils disent fast track la ñu wax il faut ñu moderniser ko rawatina nag université université également dafa am réforme bu entrée en vigueur en 2011-2012 ñu tuddee ko réforme système LMD système LMD dafa nekk réforme boo xam ne dañu changé njàngin bi xëy na suñuy temps ñun xam naa sax yow ci système boobu nga jàngee mënoon nga nekk université bàyyi ba at mi jeex rek ñu natt la léegi loolu amatul ci système LMD système LMD problème mu semestrialisation la semestre bu nekk dañ lay natt et ñaari semestre la et semestre yi également dafa am nombre heures yoo xam ne il faut nga jàng ko pour nga valider semestre bi loolu nag bi ñu ko defee voté loi bi en 2011 jël décret d'application en 2012 état bi dafa continuer wala administration université bëgg di yore université ci système bu njëkk ba or université dafa war a defaraat toogaayam ba conforme adapté wu
ci exigence su système LMD loolu également gis naa ne recteur bu bees bi xam na ko. buñ ci deful ay jéego dina nekk dina indi ay jafe-jafe yu bëree bëri. moo tax il faut ñu réformer administration interne université yi. ministre bi fi jógee Mary Teuw Niane commencé woon na ko bi muy def la loi cadre sur les universités. mais jàpp naa ne réforme bi sax mën na dem ba jéggi foofu jàpp naa ne même œuvre sociale yi sax. war nañ ci dugal ñeneen parce que dafa am loo xam ne également nit ñi dañ koy fàtte université donte enseignants yi ñoo fa nekk di jàngale. personnel administratif technique et de service yi ak étudiants yi di jàng mais ñun moomuñu ko université askan bi moo ko moom sénégalais yi ñoo ko moom. sénégalais yi dañu war a ñëw bokk ci conseil d'administration COUD bokk ci conseil d'administration université yi di wax nan lañ koy yoree ak ban yoon lañ bëgg ñu jëmale ko fa. mais pour le moment da ngeen a xaw a tëju nag c'est université aussi ak temple du savoir gi mu ne yëpp nit ñi dañ koy daw maanaam dafa mel dañ leen a beral loxo teg ci wet ga alors que gis naa ni sax nag at yi mujj yéen a ngi fexe cette ouverture là pour évidemment ñu xam ne du rek temple du savoir yem ca mais temple njariñ la. waaw pour askan wi yëpp. waaw tëju bi moom am na. et tëju bi sax mi ngi ëppee fii ci Dakar. ndax gis naa ne université yi ci région yi ñoom am nañ ouverture. li la koy firndeel mooy boo demee ci région yi problème université bu fa amee da ngay gis ñu boole ci gouverneur beeg préfet beeg ñëpp. boo demee Thiès sama dëkk ak sa dëkk. di nga gis ne. même saalu cinéma amitié bu njëkk ba. dañ ko jël jox ko waa université. fan yële dem naa fa benn colloque am naa kontaan trop gis ne autorité locale Thiessois yi. ñoom dañu am rapport ak université bi. ñoom taala si la ñëw vraiment fekke ndaje yi. ñu wax loolu dafa am solo. université dafay ubbeeku ci société bi. fii ci Dakar nag université bi dafa tëju. la preuve boo xoolee tey jii maire Dakar boo ko laajoon yan rapport nga am ak université da lay wax ni université bu ma woo ak ñoom contact. préfet Dakar ak gouverneur Dakar pratiquement bu dee président ñëwul université pour nga gis leen université problème la. même Fann Point E nga xam ne moom ñoom lañ dendal ñu nekk suñuy voisin. boo laajoon maire bi ndax mës nga gisanteeg Diagne bi nga xam ne moo yor gestion cité université. da lay wax ne non maa ngi koy dégg rek. mais mënuñu gisal or dañu war a. di saafantoo dañu war a di. gisante parce que université société bi moo ko moom encore une fois. la preuve ku ci socc sa morom sa xët. étudiants yi bu ñu amee problème waa Fann Point E dootuñu am jàmm xeer yi fii grenade yi fii donc dëkkandoo gi ni nga ko waxee yëgoo daal dafay baax ci mbir yëgoo nag il faut que aller vers cette modernisation. profiter des nouvelles technologies quand même mënuñoo toog ba heure bi ñu naan étudiant bi jotagul note bi ci professeur bu koy may mu mën a dem prétendre à une bourse le temps que loolu lépp di sotti ñu toj fi ñeenti bus Dakar dem dikk def yeneen dépense mais il faut vraiment raccourcir le temps. waaw mooy réforme bi nga xam ne mënta ñàkk. ci administration interne université yi. voilà parce que même avec le système LMD booy traité ab relevé de note kese yemul ak boo doon traité beneen relevé de note. parce que système LMD bi relevé de note yi dafa am noo koy traité. parce que étudiant bi am na ay yu ñu koy laaj yoo xam ne ay unités yoo xam ne lu ñu koy laaj. bu fekkee ne amu ko rek moom du mën a valider. et pour loolu nga def ko ay logiciel ñoom ñoo koy def. ba tax na dafa war a am réforme administration interne bi. parce que université également bu nit ñi fàtte ni ñi yor administration bi du jàngalekat yi. ñi ko yor mooy personnel administratif technique et de service. ay techniciens ay ingénieurs ay informaticiens et ñooñu également dañu war di leen tàggat. man bokk naa ci ñuy ñaawlu. ñu dem ba heure bi amuñu université di former. ay sénégalais te amul ay centre de formation yi ñuy former ñu yor université yi université yi bëri na ay faculté bëri na ay c'est-à-dire conflit il faut ñu former leen Khalifa Diagne mooy nëbb liggéey bu rafet bi ñuy def ci université ak feneen Sénégal conflit mooy jox yenn étiquette yi yenn bërëb yi boo ne UCAD rek grève ba xeer la ñuy xalaat alors que ci biir ni nga ko waxee xam-xam a ngi ci ba ci wàllu recherche bi mais nag lu bon a bon rek lu bon mooy nëbb lu baax lépp et souvent sax foofu nit ñi dañ fay juum xam nga université de Dakar mu am ay 80 000 étudiants. Parfois nga génn gis ay 50 100 étudiants. baara yoon bi ñu ne université ma nga jàpp université bi la. dëgg la Assane maa ngi lay wax nga seetlu benn bés defal expérience bi bu amatee yëngu-yëngu ci université Dakar. demal UCAD 2 di nga gis ay junni ndongo yu nekk ci ay ruq di jàng. demal bibliothèque bi da ngay fekk mu fees dell. demal bois sacré da ngay fekk mu fees dell. demal ESP da ngay fekk étudiants yi di jàng nga dem école normale fu ci bëri. yow am na ci ñoo xam ne sax parfois dara xew. man ma nekk sama bureau ñu ne ma université bi day wax nañ ci rajo bi wala ci télé bi léegi am na lii. man ma ni mais loolu fan la amee. parce que nit ñi également il faut ñuy relativiser. parce que 50 étudiants wala 100 étudiants ci 80 000. yaakaar naa ni loolu du dara. d'ailleurs loolu sax tax na parfois bu amee ay classement. ñu ne université Dakar bokk na ci université yi gën a xarañ ci Afrique.
nit ñi da leen di jaaxal. da leen di jaaxal mais ñun ñi fa nekk du ñu jaaxal. parce que xam nañu lu waaye mënta wax nag université jàngukaay la. médecins yi gën a xarañ fii ci Afrique fa la ñuy génnee. ak ay ingénieurs ak ñeneen ak ñeneen. dëgg la lu bon a bari bayre rek xam nga aussi ab biisub téeméeri million nga yàq ko ci benn waxtu loolu médias yi jël ko këf dem ak moom loolu tamit dafay ternir image donc lu ngeen gën a mën a waxtaan ak étudiants yi yëgoo di am ngeen di anticiper sur beaucoup de problèmes les bourses par exemple Khalifa Diagne bourses yi tamit ni ma ko waxee loolu nag ab étudiant moom ku ko wax ne bourse pourquoi payen wi di yeex wala rëq-rëq yenn yi bay tax gune yi aussi boo leen rombee ci banque yi aussi yenn heures yi wax dëgg yàlla loolu ak tumuranke la. waaw loolu ba léegi am na jafe-jafe c'est vrai que am na ay amélioration ces derniers temps. gis naa ne étudiants yi gëj nañ yëngu ci mbiru bourse. gis naa également que étudiants Dakar yi boo leen comparé ak ñeneen am nañ ay maturité bu baax a baax. gëj nañ def vraiment yenn affaires yu doy waar yi. autorités également ñu ngi def effort ci problème ci bourse yi mais des na xam nga histoire du Sénégal boo ko jëlee. am na polémique ci li indi woon crise 1968 bi ñi naan dañ doon toppandoo waa France bi ñu doon def 68 mais li nga xam ne moom lañ mën a jàpp. ci boo liiree livre Ablaye Bathily mai 68 ak livre professeur Omar Gueye ak ñoom Momar Koumba Diop. bokk na ci ne mai 68 problème mu bourse la woon moo ko déclenché woon parce que dafa amoon réforme ci bourse yi. boo jëlee également Balla Gaye bi muy gaañu. problème bourse amoon na ci Bassirou Faye. problème mu bourse boo jëlee également. Fallou Sène problème mu bourse donc mënuñu ñàkk jox solo problème mu bourse. et problème bourse fi mu ne nii man jàpp naa ne benn banque kese waratul mën di ko yor. parce que étudiants yi également li ñuy def ci avenue Cheikh Anta Diop bi boobu baaxul sax ci Sénégal en terme d'image ba tax na il faut ñu diversifier les points de paiement. et diversifier ko mooy jéem a xool ndax amul yeneen banque yoo xam ne mën nañ ñëw. jàppale Ecobank ci payoru bourse yi sawar nañ ci aussi jël mbiri étudiants yi parce que mooy loolu ñoom it ñu baal ma samay rakk lañu mais est-ce que gars yi ñime nañu leen waaw loolu également problème la parce que étudiants yi également buñ kenn fàtte ni parce que étudiants yi boo waxee seen comportement da ngay wax comportement. il n'est pas possible de dellu ci ancien système bi ñenn ñi gisoon ne xëy na boobu tam baaxoon na de jamonoy quand Jérémy quand il s'agit de payer les aides et autres là yooyu tam baaxul. waaw boobu xam nga amuñu woon li mu ndongo yu toll nii. waaw xam nga maa ngi lay wax sànq ne université moom jóge ci 365 étudiants ci année 50 yi. 1012 étudiants année 60 nekk ay 20 000 étudiants. ci année 2000 yi actuellement dem ba ay 80 000 étudiants. payoor gi day metti parce que xam nga bourse yi ñu ngi leen doon fayee biir kudd. am na sax ay jamono yoo xam ne kudd moom moo doon fay bourse yi. direction bourse. ci kudd la bokkoon. mais boobu fekk na li mu ndongo yi. toll ni mu toll après ñu dem ba ci digg ba créer direction des bourses. bi ñu ko créé ñu ne waaye étudiants yi dañ leen ko ne di leen fay ci ay guichet biir kudd ak camp Jérémy ñu koy def. mais dañu gisoon ne da doon am ay jafe-jafe. tout le temps étudiants yi di jël ay bési bés. ci la gars yi commencé agiter ne lii solution bi moo war a nekk ñu bancariser ko. ci lañ jëm ci bancarisation bi également début bi. baaxoon na mais dafa wane ay limitam parce que li mu ndongo yi dañu gën a bëri. ba également benn banque rek moom moo yor monopole bi ba léegi nii. mais jàpp naa ni am na yeneen banques yoo xam ne est-ce que mënees na koo tuddee monopole pour le moment bon bu ñu xamoon li ne ci biir dëgg est-ce que ñoom ñoo ko akimoo parce que monopole mooy loolu. waaw est-ce que ñeneen ñi ñoo ñëwul intéressé wu. waaw dégg naa nag ne bi ñu koy waaj a joxe. ok intéressé wul woon yeneen banques yi. dégg naa ni banque bi rek moo ko intéressé te xam na parfois day am yoo xam ay accord la yoo xam ne entre banque bi. ak état Sénégal. parce que état également. bu ko joxee ab banque bi day fay. après état bi xëy na remboursé ko. yooyu yëpp ay accord la yoo xam ne état bi également day xool moom xëy na nu mu gën a oyofee ci moom. mais oyof ak ñàkk oyof li ci ëpp solo mooy jàmm ji mu mën a jël xam nga am mbir bu demee ba ay bakken yu bëri rot ci vraiment mënatuñ ko caaxaane dañu wut ay pexe yu baax étudiants yi également xoolaat seen comportement bàyyi ay yàq xam ne jumtukaay yi ñoo ko moom xam ne également bus yi romb avenue Cheikh Anta Diop bus la yoo xam ne ñoom également dañ ciy dugg. Sénégal ñun ñoo ko bokk. dëgg la et seen comportement étudiant également bu ñu bëggee mu nekk comportement bu mucc ayib. il faut ñun Sénégal également ñu commencé yar ndongo yi. bi ñu nekkee école primaire nekk collège nekk lycée. parce que étudiant bi également ni ñu ko yaree rek noonu lay indaale université. mënuma jeexal ca waxuma ci wàllu psychologie ndax spécialiste nga ci réew mi dañu bëgg mu set jamono yi moo xew wàllu désencombrement fexe ba gestion ordures yi ñu defee ko neneen ca ku ne xam nga nag lu neex dafa neex environnement bu bu ñuy seetaan télévision yi sax gis tugal dañ naan waaw gis nga di bërëb nangam seete fan yi Rwanda la ñuy wax et pourtant ce sont les mêmes personnes comme ñun li leen yàlla may ci xel la nu may nan la ñuy def ba ci suñu xel yi ñu tàggatu ci ba di commencer ku ne bale sa kër ni nuy fonkee suñu yëre yi nuy solaka wane taar ci biti. waaw xam nga Sénégal moom dafa am loo xam ne dañ koy réere mbir
am na ci loo xam ne du hasard du jóg rek am xam nga comportement ci psychologie dafa nekk loo xam ne dañ koy togg nit dañ koy tàggat te ñun dañuy négliger tàggat suñuy ndaw xam nga buñ ne nit ñi xale yi dañu war a dem école du dañu war a dem école rek pour jàng ay jàngi xam-xam ci jàngi xam-xam yi dañ ci war a jàng ay jàng yoo xam ne mooy li jëm ci ni ñu war a nekkee en société ni ñu war a nekkee ci réew mi ni ñu war a comporté woo Sénégal nag il faut mu defar projet de société bu dëgër ñu déggoo ci basé wu ci ñi nga xam ne ñoom ñoo fi am ay cër ak ay baat ci suñu taarix bu ñu amee projet de société ñu tàggat ci ndaw yi bu baax a baax mu nekk loo xam ne day jël ab génération parce que ñun Sénégal ñun ñëpp xam nañ li fi dox ak li fi doxul sénégalais boo laaj moom da lay wax diagnostic problème mu comportement day ñëw parfois déguerpissement yi ñuy def gis nañ ñi defoon nañ ko fi lu bare bari waaye après mbir yi day dellusiwaat mel ni mu meloon et loolu suivi bi il faut que ñu tàggat ndaw yi ñu màggaale ko parce que jikko nag li olof di wax jikko âge Assane dafa am solo jikko dañ koy ji dëgg la jikko du ñëw rek par hasard dañ koy ji ba pare di ko suuxat la preuve mbiru environnement yi ñu wax ñu bari duñ ko xam sax duñu akimoo waxtaan wi boo demee Europe bërki de moo njaay élèves ya tout tànk yi génn nañ marche pour changement climatique yi comment anticiper yan mesure lañ bëgg autorité jël ko fii Sénégal boo fi defoon une pareille marche ni du xamul la ngay wax non du ñu xam la ñuy wax te xamuñu ne gis nga tabax ay infrastructure ay bâtiment moo gën a yomb tabax nit nit nag dañ koy tabax bu ñu koy tabax dañ koy tabax ci éducation waaye dañ koy tabax également ci exemple am na benn xalaatkatu tubaab bu ñuy wax Jean-Jacques Rousseau bu bindu benn livre bu tudd Émile Ou de l'éducation buy wax nan la ñuy éduquer mu ne on façonne les plantes par la culture mais on façonne l'homme par l'éducation di wax ni ñu waree tàggat ndaw bi mais mu ne ñi nga xam ne ñoom ñoo yor responsabilité tàggat ndaw bi lépp lu ñu mën a def pour tàggat ndaw bi effort bu ñu mënta def bu fekkee ni ñoom joxuñu exemple ndaw yi du ñu mën a def li nga xam ne ñoom loolu lañ bëgg parce que il faut également ñi ci kaw ñu am nu ñu taxawee en terme d'exemple mën a tàggat ñi ci suuf ñu mën leen a fekk si dëgg la loolu maanaam nekk na ay yoo joxe le bon exemple def et que réew pour mu développer ci comportement lay sukkandiku man fi mu ne nii bokk naa ci ñi gëm en tant que psychologue que Sénégal amatul ay enjeu tabax ay infrastructure ak yooyu mën nañ ko am nañ ay ingénieurs yu xalañ ay tali nekkatul mit ci ñun depuis jàpp naa ni deuxième mandat Wade bi ñu commencé xam ay problème autoroute ay problème pont man jàpp naa ni léegi amatul enjeu bâtiment yi dañuy continuer di génn tali yi dañuy continuer di génn am nañ ingénieurs yi xaalis bi mën na fi am mais xam nga ban défi lañ am défi construire defar ay nit tabax bâtiment moo gën a jafe tabax ay nit dëgg la gis nga bu ñu réussir loolu et loolu également am na ay spécialistes parce que autant ci sciences exactes yi la ñuy tabaxee ay bâtiment ay affaire mathématiques physique chimie ak yooyu autant ci sciences sociales et humaines yi la ñuy tabaxee ay nit ñu ko yor mooy philosophie sociologie psychologie ak psychiatrie mais bàyyiwuñ leen ak tabax gi dañ leen a bàyyiwul ak tabax gi nag waaw bàyyiwuñ exemple yi gune yi am ak modèle yi ci réew mi du yu baax non du yu baax du yu baax Alaaji Assane li la koy wan mooy ndawu Sénégal yu bëri rawatina ay étudiants laaj leen kan mooy Cheikh Anta Diop ñu ci bëri xamuñu ko laaj leen kan mooy Mamadou Dia ñu ci bëri xamuñu ko et intellectuels yu bëri boo leen di laaj dañuy wax ne non ci exemple yi Mamadou Dia bokk na ci Cheikh Anta Diop moo def lii mais xamuñu ko am na ci ñoo xam ne laaj leen kan mooy Kocc Barma Fall ak lan la def xamuñu ko dëgg la donc yu ci bëri xamuñu ko même ñi nga xam ne sax ñooñu lañ gëm ci diine ay Seydi Hadji Malick Sy Cheikh Ahmadou Bamba mais nit ñi gëm nañ leen nii rek mais seen jàngale dëgg xamuñu ndaw yu bëri xamuñu ko man am na benn affaire bu ma marqué lu bëree bëri dafa am benn waay bu mës a ñëw sama bureau ñaan audience ma recevoir ko mu am lu ma indil bindu Cheikh Ahmadou Bamba ci ndaw mi wut xam-xam nan la war a comporté woo est-ce que ñu liir ko maak moom biñ ko liiree mu ne ma xam nga lu tax ma indil la ko ma ne ko xam naa ko bi ma ko liiree ba pare mooy gis nga mbind mii de ndaw muy xam-xam bu fekkee ne jàng na ko mooy Sénégal du amati yëngu-yëngu ci université yi dañ ko war nag def ci ay fascicule jaay séddale gune yi loolu la ñu waroon def macha allah jërëjëf Khalifa RFM a ngi lay gërëm bu baax di la sant maa leen di gërëm bu baax Alaaji Assane di leen sant également amoon mbégte vraiment teewoon fii di yaakaar ni li ma fi wax vraiment dina amal solo askan bi bu baax a baax